ñu ngi leen di jaajëfal mbokki internet yi ci ànd bi ngeen àndoon ñun ci Sans Limites ak suñu plateforme digitale yëpp di am mbégte kontaante di jàkkaarloog yéen saa su ne mu mel ni rek tey ñu ngi fii ci plage bu Virage daal di jàkkaarloog ki nga xamante ne moom mooy di monsieur Ibrahima Kane nekk environnementaliste directeur de Global Environnement chargé de la protection de la biodiversité marine et de l'écologie marine ngi fas yéene waxtaan ak moom nag ak li nga xamante ne récemment moom moo dal yéen ci ay pêcheurs fii ci réewum Sénégal ba tax nag ñu jëlee ci ab jàngoroy der ñu fas yéene nag saafonte ak moom waxtaan ak moom ci wàllu woowe ak lan mooy analyse am par rapport ak situation boobule waaye laata loolu rek monsieur Kane ñu bàyyi la nga nuyoonteeg internetu Sans Limites. waaw di leen ziar bu baax a baax di leen dalal fii ci plage u Virage mu doon plage boo xam ne chaque fajar fi laay nekk. di saytu géej gi bu baax a baax parce que sama liggéey yëpp daal ci géej gi la waaw. jërëjëf monsieur Kane mu mel ni rek par rapport ak incident bi nga xamante ne moom moo daal pêcheurs yi jot ngeen ci def ay recherche def ay analyse jël prélèvement wu ndox mi en tout cas partie bi nga xamante ne moom la pêcheurs yi demoon daal ciy def nag ay analyse mu mel ni rek ci rapport yi nga xamante ne ni en tout cas moom lañ ñu présenté gis nañ ni ndox mi il y a la présence de l'acide phtalique ak soufre ak acide benzène et cetera est-ce que loolu noonu tey jii cela sous-entend que la mer déjà est contaminée wala polluée. waaw contamination bi moom dafa am ba pare ndax lii du lu bees ci Afrique en 2007 am na benn bateau bu ñu daan wax Provacola boo xam ne que ni fii la nekkoon ci portu Dakar arraisonné fii qui a été armé par la Suisse et la Hollande mu dem ci Abidjan ci dëkk bu ñu naan Yopougon demoon déverser fa ay produits chimiques. ci jamono jooju amoon na 19 morts te mandargaal yi nga xam ne feebar googu moom la wone woon ci jamono jooju ca foofu moom la ñu gisaat fii ci suñuy pêcheurs yi ci wàll bi nga xam ne moom moo féete diggante Tëngéej jëm Mbaaw Caaroy ba nga xam ne si Petite Côte bi maanaam ay feebar loo xam ne feebar lu laal deru yaram ci lu bëri. boo gisee nag deru yaram ret moom ci boppam muy am ay démangeaison loo xam ne luy xesan wala loo xam ne ay ouverture la wala dara te nit ki contracté ko ci biir géej loolu dañuy wax contamination parce que géej ci boppam amul lenn luy lore ci biir géej li mën a lore ci biir géej mooy lu nit def ci biir géej lan la ci nit def lan la ci nit sotti loolu nag la ñu war a gëstu loolu la ñu war a xam. ba loolu xewee ba tey mët na fukki fan ak juróom suñuy njiit yi fi ñu toll nii ba tey bu yeewoo suba teel def seen conférence de presse naan la lii la ak ay algue la wala dara waaye xam nañ ne que ne mënul ta doon algue ndax algue ci tefes la rek lay nekk dina nekk nag sax peut-être ci kaw bu ko vague yi yóbboo ci kaw waaye du doon loo xam ne que ne mun na indi feebar boo xam ne que ne à ce niveau mu impacté presque ba ay 1000 personnes am ko loolu moom algue mënu ko indi. bu ñu déggee ngay wax dafa mel dafa am loo xamante ne dañ ko sotti ci biir géej gi loo xamante ne naturellement bokk ci wala waru cee nekk. waaw ndax yaakaar naa ko ndax déjà rek li ñuy wax licence de pêche yi nga xam ne que ne octroyé nañ ko joxe ko bateau yi nga xam ne que ne ñoom ci seen wàllu bopp ñi ngi ci biir géej gi fi ñu toll nii bateau yooyu ñoom seen wàllu bopp dafa mel ne rek oto boo xam ne que ne day daw ñu defal ko gasoil wala dara xanaa dina toog ay weer yoo xam ne war nañ ko vider. vidange boobu ñuy def ñoom xanaa duñu génn ba ci biti di def vidange bi ci biti vidange bi biir géej lañ koy defee donc bateau yi ngay gis ñuy daw biir géej ci yëpp seeni lépp loo xam ne rek déchet la maanaam déchet liquide déchet solide bu nekk ci biir bateau bi ñoom dañ koy dindi di ko évacuer ci biir géej gi donc loolu mun na doon impact boo xam ne indi loo xam ne contamination la ndax produit yi ñuy sotti ci biir géej gi ñun xamuñu lan moo nekk ci biir bateau yi tey am na bateau yoo xam ne am nañu soufre parce que soufre bi dañ koy indi Sénégal peut-être ay industrie nu mu tudd chimique yeeg yooyu soxla nañ ko mun nañ ko yor ci seeni kal bateau mun nañ koy raxas mun nañ koy def yooyu déverser ko ci biir géej gi te yooyu yëpp nag ay produits toxiques la ñaareelu mbir mi mooy am na ci yenn bateau yoo xam ne ay bateau usine la ñu tudd maanaam ay bateau yoo xam ne ci biir buñ ñu nappijee ba pare fa la ñuy defaree conserver fa la ñuy defee lépp te yooyu tamit déchets yi ñuy am tamit aussi tamit dañ koy jël tamit di ko sotti ci biir géej gi
géej gi daal mun naa la wax ne la daal soxna si liñ ciy def fi ñu toll nii liñ ciy sotti dina indi jàngoro tey doon na jàngoro tey waaye yaakaar naa ci at yi di gën a ñëw sax ci lay gën a feeñ ndax géej dafa fiir géej lépp lu nekk ci biir rek da koy jéem a génnee lépp lu nekk ci biir géej da koy jéem a génnee waaye lii moom dafa doon ay gaz yoo xam ne que ne ak ndox mi bu demee ba nga xam ne yàgg na mun naa jur loo xam ne que ne yàq écosystème bi nekk ci biir géej gi yëpp maanaam lépp luy dund ci biir géej di doon meññeef ci biir géej gi bu boobaa loolu dina ko yàq te yaakaar naa ne que ne mun nañu toog ay fukki at wala ñaar fukki at balaa muy delluwaat di melaat na mu meloon. donc bu ñu la déggee est-ce que tamit mun nañu wax ne dañuy écarter thèse selon laquelle que ni filet yi pêcheurs yi doon utiliser mën na nekk vecteur feebar boobu noonu. waaw xam nga filet xam nga loolu sax xam nga rek loolu rek mooy yabaate weesuwul sax ngay toog day tudd ay filet ndax filet goo xam ne filet bi fekk ko biir géej da nga koo jënd ci suuf jënd ko ci suuf ci boutique yi jënd ko ci commerce bi. kooku soxlawul muy dugg géej pour mu infecté la bu fekkoon ne que ne loolu la kenn jarul muy dugg géej di la infecté du dëgg bu doon filet yooyu ñoom ñooy causer problème bi balaa pêcheur bi di yegg géej kenn dina ko infecté waaw lii infecté mi ngi ci biir ndox mi ngi ci biir géej gi maanaam loo xam ne nekk ne la lu nekk ci biir ndox mi la loolu nag la ñu war a ràññee xool ko def ay prélèvement génne ko yóbbu ko ci laboratoire yu sérieux ñoo xam ne que ne ils sont pas impliqués dans cette affaire pour ñu mun ñoo wax yan substance moom moo ci nekk waaw. wax nga ko léegi li pollué géej gi ci biir ndox bi la nekk justement am na ñoo xamante ne jàpp nañ ne algue nag nekk ab plante océanique ndax loolu tamit mën na nekk cause bi. déedéet man gisuma ci benn algue amul benn algue boo xam ne que ne nocive lañu parce que gis nga lépp lu ñuy wax nu mu tudd biodiversité maanaam nga xool ko muy nu mu tudd les coraux xool algues yi xool yeneen yi nga xam ne que ne xeet wi mooy maanaam la flore et la faune ñi nga xam ne ñoom ñoo composé océan yi ñooñu nekkuñu biir géej sax yooyu ci tefes yi la ñuy ne maanaam ci tefes yi la ñuy nekk parce que dañuy permettre jën yu ndaw yi fa lay jën yu mag yi sax di ñëw sax di fa nen suñ fa nenee ba pare bàyyi ko foofu su ko defee muy développé wu ba nga xam ne que ne dem nañu ba màgg ci la ñuy doog reprendre leur itinérance di doog a duggaat ci géej gu di doog a demaat ci océan bi tefes bi li fiy xew ak liy xew ci géej gi ci biir géej gi du benn biodiversité bi ci booru côté tefes bi la nekk donc algues yi ñoom ñi ngi ci tefes gi boo demee tey ci baie de Ngor day fi ñu toll ni boo fa sóoboo tey yaa ngi gis biodiversité bi ci suuf boo demee gisaat algues yi ñu ngay commencé di reproduire jën yi commencé di fa dugg di fa nen loolu nag xewul biir géej loolu amu fa biir géej dafa mel ne que ne rek daal péage la boo xam ne rek ñoom fa la ñuy jaar waaw fa la ñuy jaar pour di jóge di dem réew mi di dem leneen ak di migrer loolu la ñuy def waaw. yaakaar naa ne leeral yi am na solo ñu ñëw nag ak yow ci li nga xamante ne moom la jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réewum Sénégal daal di wax rek démb ginnaaw ba mu jàkkaarloo ak yenn ci ay taskatu xibaar daal di wax rek ne feebar bi nga xam ne moom lañ saytu ci yenn ci ay nappkat yi c'est une maladie cutanée boo xamante ne elle n'est pas contagieuse te tamit présenté wul benn risque viral mais jamono ji est-ce qu'on peut s'attendre à une situation beaucoup plus grave je veux tout simplement dire que ni lan moo war a mën a nekk conséquence ci jamono ji tey jii nii. waaw li conséquence bi jiitu mooy tey fi ñu toll nii li nga xam ne moo indi jàngoro ji nañ ko localiser nañ ko génnee duut ko baaraam xam ne lii moom moo xew bu fekkee ne ay bateau parce que nag am na leneen benn hypothèse boo xam ne tey duñ ko dàq ndax am na ci ay bateau yoo xam ne ñi ngi ci réewum taax yi yor ay substances chimiques yoo xam ne toxique yoo xam ne seen i dëkk kenn ñemee ko fa téye maanaam muy chlore muy benzène boobu di soufre yoo xam ne kenn ñemeewu ko sotti ci seen réew yooyu même société yi nga xam ne sax dañuy liggéey ci développement ci yooyu sax bu ñu amee sax genre déchets yooyu dañ koy jël gàddu ko dugal ko ci gaal di ut réew moo xam ne mun nañ ko koo jaay bu ñu demee mun ko fa denc donc ñoom tamit dañuy ut ay géej tamit yoo xam ne tamit dañ ko fay sànni def ko ay poubelle yàpp naa ne tey Sénégal fi mu toll nii nañu wax dëgg nit ñi bu fekkee ne réew mi am na ci ay nit ñoo xam ne tordu nit ñoo xam ne ci lu ñaaw rek la ñuy dox ndax lii xale yi di def tey di mbëkk day dem di dem dafa wane ne géej gi dara amatu fi
dara amatu fi soxna si man fan yi yëpp damay taxaw ci booru tefes bi picc sax doo ko gis sax mu naaw ci biir géej gi albatros yeeg martin pêcheur yeeg mooy xeetu picc yooyu nga xam ne ñoom ñooy topp banc de poisson yi ñoom ñoo la mën a wax fan la jën bi nekk da nga leen gisatul sax ñu naaw ndax maanaam dara amatul ci géej gi li nga xam ne nag li ko waral nee nañu licence de pêche ñaareel bi licence de pêche vrai waaye tamit nañu bàyyi tamit géej gi nga xam ne dañ ko jël def ko poubelle ba lu waay jor ci loo xam ne que ne ci salté jële ko ca Europe wala jële ko Asie wala jële ko feneen ñëw di ko sotti suñu biir géej gi loolu moom nañ ko na ko gouvernement bi arrêté ñu jël marine nationale jël leen ko teg leen ci biir géej gi jël suñuy avion ñu décoller di toppatoo suñu littoral suñu 700 kilomètres de côte yi ñu koy surveiller ndax géej gi rek la ñu am ndax géej gi bu dulee dara 70% de sénégalais tey fi ñu toll nii am nañu activité de pêche tey fi ñu toll nii ndax réew mi presque ñun ñëpp ci booru géej la ñu dëkkee moom la ñu xam géej gi la ñu xam lépp lu ñu soxla xam nga nit sax mun nga béy gerte sax midi sax nga jël sa gerte kese rek munoo doo xam loo ci def waaye bu midi jotee boo sooboo géej génnee sa benn jën bu la neexee nga lakk ko sax te dundee ko sax lekk ko donc ñun vraiment jën bi dafa doon loo xam ne que ne lu important ci suñu consommation. En parlant de jën bi ngay wax poisson yaakaar nañ ni ki nga xamante ne moom moo di ministre de la santé wax na ni consommer jën jamono ji nekkul danger êtes-vous du même avis d'autant plus que vous dites que ni la mer elle est polluée. waaw la mer elle est polluée léegi nag fi ñu toll nii moom li nga xam ne que ne la war a def moom li nga xam ne que ne mooy waree fam déjà fi ñu toll nii mooy wax ñu feebar bi lan moo ko indi feebar bi bu ñu xamee feebar bi lan la exactement ban produit la. dinañu xool ndax produit boobu ndax jën yi ñuy lekk ndax on les retrouve ci biir jën yi parce que mun nañu lekk jën bi peut-être dans 5 ans wala dans 6 ans peut-être lay feeñ ci suñu yaram c'est possible comprendre ko loolu yëpp mun na nekk waaye il faut ñu déterminer vraiment la cause nu mu tudd de cette maladie. léegi nag man li nga xam ne que ne mooy problème de santé publique ci réew mi mooy que ne bu ñu ne am na benn zone boo xam ne dañ ko dafa infecté wala dafa contaminé liy dëgg liy yoon. mooy que ne zone boobu ñu mettre ko en quarantaine lépp lu fay jóge ci loo xam ne que ne meññeef la lu war a nit war a mën a lekk ñu denc ko ba mun a xam exactement le mal exactement où ça se situe et quel est nu mu tudd exactement ses conséquences dans l'organisme waaw. juste bu ñu tëjee rek moom mooy wax nga sànq ay indicatif yoo xamante ne day wone ndax géej gi am na jën ou pas mooy rek picc yi nga doon wax sànq ñuy ñëw ci géej gi di ci naaw ndax am na yeneen indicatif yoo xamante ne nii day tax en tant que environnementaliste boo ñëwee géej di nga xam ne ça ne va pas. waaw xam nga tefes moom boo doxee ci tefes rek ndax suuf bi nga xam ne que ne moo nekk ci tefes dafa doon suuf soo xam ne que ne c'est du sable blanc boo xam ne que ne mouvant sable bu weex tal waaye da ngay ñëw ci booru tefes gis sable bi ñuul ba mel ni këriñ. di la wax ne que rek am na maanaam dafa am ay indicateurs li nga xam ne que ne moom la ñuy wax des indicateurs pour un environnementaliste nga xam ne boo yëgsee ci benn bërëb comme malade bi nga xam ne que ne docteur bi da koy xool diagnostiqué ko ne lii moo ko dal ñun bu ñu yegsee ci booru géej rek dinañu xam déjà rek géej gi lan mooy problématique bi jiitu mooy li ma la wax ci picc yi ndax am na ci ay picc yoo xam ne que ne biir géej rek la ñuy dund c'est des oiseaux marins ñoom comme ci biir géej la ñuy dund lépp lu ñuy lekk ci biir géej lañ koy jëlee donc bu ñu demee ba nga xam ne gisatuñ fa lu ñu lekk dootoo leen fa séenati dootoo leen fa gisati donc loolu mooy premier renseignement bi deuxième renseignement bi mooy ci tefes bi bu ñu ñëwee ci tefes bi xool suuf si nga xam ne moo nekk ci tefes bi dafa am solo ndax suuf si da ngay ñëw fekk suuf si ñuul kukk te suuf si normalement dafa door a doon suuf su weex tal mais lu tax muy ñuul parce que hydrocarbures mazout yeeg yeneen yi nga xam ne grands pollueurs yi mooy bateau yu mag yi nga xam ne que ne ñooy nekk ci biir océan bi ak ñi nga xam ne dañuy sànni ay poubelles yu bëri des poubelles industrielles des déchets industriels di ko jël di ko sànni ci biir géej gi yooyu yëpp bu ko géej gi rejeté bu ko indee ci tefes bi moom mooy tax suuf si dafay dem ba ñuul ba nga yaakaar ne que ne sax këriñ la donc loolu yëpp daf ñuy renseigner sur l'état de dégradation donc de la mer et des océans waaw. ñu ngi lay jaajëfal en tout cas monsieur Kane leeral yi am na solo ñu ngi ci jeexintalu entretien bi ñu bàyyi rek nga joxe say kàddu yu mujj. waaw di la gërëm bu baax a baax di wax ne que ne liggéey environnementaliste dafa doon liggéey bu metti ndax c'est un travail boo xam ne très coûteux
boo xam ne que ne boo ci amulee ndimbalu yàlla déjà ak ndimbalu nit ñi ak ndimbalu yenn sociétés yi doo mën a dem parce que li muy laaj dafa bëri tey man lii tey may wax nii tey waroon naa tey mun a am ay moyens ba nga xam ne zone ba nga xam ne infecté na ma mun a am équipement nécessaire pour mun a dem plonger fa xam exactement wala mun fa ràññee ñu mun fa dem def fa ay prélèvement sur le site su ko defee questionnement yi nga xam ne que ne yu bëri laaj nga ma ko yoo xam ne que ne peut-être tantôt rek dañuy varier rek di wax probabilité yi mais bu boobaa dañuy ci gën a leer parce que science mooy ñëw ndax loo xam ne que ne da nga ko fa jëlee def ay prélèvement boo ñëwee da nga naan lii moo xew lii moo fa am waaw te loolu nag mooy suñu liggéey mooy suñu problématique ñun environnementalistes yi comprendre naa nag ne état du ñu ci jàppale mukk waaw ndax amul intérêt pour du ñu jàppale ndax moom li muy def da ñu koy nëbb bëggul ñun ñu xam ko loolu moo tax ñun suñuy rôle ñu nekk ci sensibilisation nekk ci prévention te xam ne que ne géej gi moo ñuy dundal géej gi dafa bokk ci ñun mënul ca ñàkk ci ñun donc dañoo am devoir am un sacerdoce pour protéger ko pour di jug di ko nemmeeku di ko xool lépp lu bokkul ci moom wala lépp loo xam ne mu ngi koy yàq ñu jug ci alerter ba nit ñi yëg ko nit ñi xam dëgg lan moo xew ci biir géej gi di la jaajëfal bu baax a baax a baax. Merci beaucoup, monsieur Ibrahima Kane. Je rappelle qu'il est environnementaliste, directeur de Global Environnement, chargé de la protection, de la biodiversité marine et de l'écologie marine. ñu sekkoon nag moom waxtaan wu yaatu rek ci situation géej gi jamono ji ak pêcheurs yi nga xamante ne ni demoon nañ en haute mer daal di fay na contacter li nga xamante ne nii moom mooy ab maladie cutanée di la jaajëfal bu baax ci sa disponibilité di jaajëfal itam mbokk internautes yi doon santi sans limite di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf. parce que moom lay def rek moo gis tax moo tax koogam ñëw coque bi moom xam nga moom ci biir la nekk di dund coque bi élément polluant yëpp lay capté moom lay def rek koogam comprendre donc différence bi par rapport ak lii xam nga ci sox soxoor kii Oursin day am lu ko